asalaamaaleykum mbokku sénégalais yi mbokku gambien yi yéen ñiy déglu rajo defaral suñu bopp mbokk yi ñu ngi leen di nuyu guddi na nag waaye wax dëgg yàlla xibaar yi dañ koy booleeg ak activité yi ak liggéey yi ndaxte wax dëgg yàlla ñu ngi ci déplacement ca San Severo am liggéey bi ñu fay def ci doomu sénégalais ya nga xam ne ñoo fa nekk doomu africain ya fa nekk di bay ci tool yi mu nekk plus de 500 jeunes ci centre biñ ma dalal waaye xam leen na li fi nekk ci africain ëpp na 5000 personnes yuy liggéey ci tool yi mu nekk nag wax dëgg yàlla liggéey bu déplacement bu métti ndaxte diggante train yuy retard ak train yuy tardé dem na ba nga xam ne wax dëgg yàlla tey la ñu waroon ñibbi waaye am problème yi train mais nag nañ ko sante yàlla mbokk yi ba ñu yàlla boole ñun rajo defaral suñu bopp ay nit di ñu déglu ay nit xamanteeg ñun ba ñuy invité pour ñu ñëw di waxtaan ak ñoom mbokk yi donc lii moo tax ci bés yi xibaar yi xaw a wàññeeku tax tey nag wax dëgg yàlla biñ jógee ci mbas mu métti mi xibaar yu ñuy joxe dafa war a nekk xibaar yu jëriñ nit ñi comme niñ ko yàgg di defee loolu tax mbokk yi wax dëgg yàlla ñu jot benn note de service bu am njëriñ pour doomu sénégalais yi nga xam ne ñu ngi nekk fii ci Italie te nag ñu ci bëri seen bopp jaaxle pour mën déposer ci mbirum régularisation bi waaye am problème yi passeport comme niñ ko waxee ba nit ñi di fanaan ci buntu consulat yi mbokk yi looloo tax note bi ñu ngi ko jot ci 1h50 lañ ko jot ci suñu WhatsApp mu jógee ci ambassade bu Sénégal ca Rome moom lañ bëgg a ñëw faram fàcce leen kon nag mbokk yi bu leen sori ñu ngi dellusiwaat. waaw mbokk yi donc waxoon nañ leen fii wax dëgg yàlla coono yi nga xam ne moo dal doomi sénégalais yi ñi ci ñàkkum passeport joto dañ fi def sax ci ginnaaw ci ay fan ne képp koo xam ne yoroo passeport wala toppatoo sa passeport mu pare fii ak 15 juillet dina nekk lu jafe mbokk yi gouvernement Italie nee na loolu ñuy wax attestation d'identité mën na remplacer passeport loolu wax dëgg yàlla du lu bees ndaxte gouvernement Italie day wax passeport ou document équivalent ci italien muy passaporto o documento equipollente loolu mbokk yi wax dëgg yàlla def nañ ci waxtaan xam ngeen ni ci bés yii bind nañ ci wax ci ñàkkul ne wax dëgg yàlla loolu ñu doon wax daf ne toq ci noppi autorité sénégalaise yi nekk fii ci Italie et en premier lieu monsieur l'ambassadeur docteur Papa Abdoulaye Seck ba tey ci 3 juin mu bind benn note bi nekk numéro 249 ñu bind ko ci 3 juin 2020 mu jox ko bépp consul muy consul général muy consul simple muy consul honoraire yi nekk ci Italie yëpp pour wax leen ne nañ yombal lal délivrance attestation d'identité yooyu ba noppi nañ ko sax mais maanaam buñ ci fayeeku timbre boobu ñu ko ciy fayeeku sax wàcceel na leen maanaam kenn du ci fay dara
wax dëgg yàlla mu nekk nag décision boo xam ne te loolu lañ doon xaar ci autorité sénégalaise yi nekk fii muy am yërmande ci doomu sénégalais yi nekk fii te ñuy maye kayit wax dëgg yàlla ñu bëgg cee participer. mbokk yi donc ambassadeur nee na képp koo xam nga am na carte nationale d'identité wala passeport wala bu jeex surtout wala extrait de naissance maanaam kayitu juddu nga yore ko te amagoo passeport wala nga yore carte d'identité wala nga amoon passeport mu jeex teg na ci ba ne nga am certificat de nationalité buy wane ne yow sénégalais nga moom nee na képp ku ko yóbbu ci passeport ci ay consulat yi te consulat honoraire yi sax ca lañ bokk képp ku ko ci yóbbu dañ laa war a defar attestation d'identité boobu day def sa tur sa sant fa nga juddoo at bés bi nga juddoo ak at ma nga juddoo kayit boobu foo ko yóbbu ci administration italienne day yem ak passeport te attestation d'identité bi lu gaaw parce que ñoom suñ joree kayit bi rek bureau état civil consulat yi dañ lay bindal attestation bi amul dugal ci computer rek yu mel noonu dañ koy tàppe rek signé ko jox la ko su boobaa fu nit teg passeport fii ci Italie mën nga cee teg document boobu ci administration nag italienne laa wax attestation d'identité moom mënoo cee tukki dem Sénégal mbokk yi wax dëgg yàlla muy nag loolu su amee buuxante bi ak xëccoo bi ca bureau passeport yi dafa war wàññeeku ndaxte xam ngeen ne wax dëgg yàlla waxoon nañ fi tamit ne demande de régularisation bii te loolu gouvernement italien moo ko bind nee na ku sa passeport jeex mën nga présenter demande ku sa permis de séjour jeex mën nga kayit boobu mën nga présenter demande ñoom liñ doon laaj rek mooy bés bi nga xam ne nga war a dem teg loxo nga war a dem ca préfecture ya nga indi sa passeport dañ ci yokk tamit wala sa attestation d'identité ndaxte attestation d'identité day remplacer passeport moom passeport joo yem kon nag mbokk yi ñu baamtuwaat ko ambassadeur nee na jox na ndogal bind ci note yónnee ko bépp consul bu nekk fii ci Italie muy consul général bu Milan muy bureau consulaire bu Rome muy consul bu Napoli ñu boole ca consul honoraire yi nga xam ne juróom-ñetti consul honoraire la Sénégal am fii ci Italie soo demee dëkk bu mel ni Firenze am na fa soo dëkkee dëkk bu mel ni nuñ koy waxeeti dëkk bu mel ni Livorno am na fa soo demee ci sud ba tamit am na fa Bari am na fa ci Puglia gi ma nekk Bari am na fa wax dëgg yàlla ak ñeneen ak ñeneen ñoo xam ne wax dëgg yàlla duma leen mën a lim fi ma toll nii waaye su ngeen fa demee ñooñu mën nañ leen jox attestation d'identité te ñu wàññi buuxante bi ci bunti consulat yi di ci tëdd di fanaan ci buntu consulat yi te wax dëgg yàlla rafetul pour image yi Sénégal yooyu di am parce que ambassade consulat vitrine bu rafet la war a doon parce que moo représenté République du Sénégal fii ci Italie kon nag mbokk yi wax dëgg yàlla rajo defaral suñu bopp suñu waxee ba autorité di ko dégg di ci jël ay décision dañuy sant yàlla di leen sant bu baax ndaxte ñun luy defar dong moo ñu tax a jóg duñ autorité duñ décision
waaye nag dañuy jottali te nag suñuy jottali dinañ ko rafetal nam gën a rafet, duñ sànni xeer, duñ xas, duñ xuloo, waaye li am yoon rek la ñuy wax. ndaxte nag wax dëgg yàlla kuy wax pour autorité dégg la danga koy rafetal. ñuñ faruñ kontruñ, ñun suñ liggéey yépp ñu ngi ko jagleel doomu Sénégal yi nekk fii ci Italie, te wax dëgg nag am nañu ci sonn parce que dem bay fanaan ca buntu consulat ba lal carton lal basan, wax dëgg yàlla loolu rafetul. kooku mooy jaaxle na sonn na. lépp nag loo xam ne gouvernement du Sénégal, autorité sénégalaise ak diplomatique yi nekk fii ak consulaire yi dañ ko mën a def pour wàññi coono boobu, ñun dinañ ko wax, te suñ ko defee wax dëgg yàlla dañ koy rafetlu. kon nag mbokk yi ñu ngi gërëm notre excellence l'ambassadeur docteur Papa Ablaye Seck. moom de yàggu fi, dafa tombeek nag bi mu waree ñëw seet ci Sénégalais yi le Covid bi wàcc, waaye nag wax dëgg yàlla décision bii mu jël mel na ni mu ngi xool doomu Sénégalais yi, mu ngi bàyyi xel doomu Sénégalais yi, te loolu mbokk yi duñ def dara lu dul di ko rafetlu. du ko wax nag lépp loo xam ne ñun xam nañ ko ci communauté bi dinañ ko jàllale. barki démb jël na note pour wax mbokk yi nga xam ne ñu ngi bloqué fii ci Italie te dëkkuñ fi, dañ fay ñëwoon, muy mel ni ñii ñëwoon fi pour seeti seeni njaboot, seeni doom, ñii ñëwoon fi pour faju, ñii ñëwoon fi pour doon jënd ay marchandises far biir mi fekk leen fi ñu bloqué wu. moom ambassadeur nee na gouvernement du Sénégal mu ngi xool nan la ñuy def pour avion yi dellu Sénégal jóge Italie indi ay doomu Sénégal yu bloqué woon Sénégal ñu delloo si leen Italie, surtout muy suñu compagnie nationale bi ñu koy wax Air Sénégal, que suy dellu Dakar mu mën yóbbaale doomu Sénégal yi nga xam ne dañoo tàng fii ci Italie te dëkkuñ fi. loolu tamit muy lu rafet, te nag wax dëgg yàlla jotoon nañ ci wax. kon nag mbokk yi lii mooy xibaar yi nga xam ne moom lañ jot di leen ko indil, di leen wax nag wax dëgg yàlla tas leen ko. te nag wax dëgg yàlla man xawma, joxewuma, liggéeyuma ci consulat. ku ma ci oo nag wax dëgg yàlla danga may tooñ rek, waaye consulat yi ñépp lañ fi nekkal, amuñ intermédiaire soo soxlaa, muy consul honoraire, muy consul général, muy consul simple, muy bureau consulaire bi nekk ci Rome. fa naa ne ngeen doxantu fa, teel faa dem, te bu leen fa fanaan, dox li ngeen di dox ñib si. su dee seen passeport mën ngeen ko toppatoo mu gaaw pare, toppatoo leen ko. su loolu dem leen ngeen defarlu attestation d'identité, parce que loi italienne moo ne ku amul passeport soo indee attestation d'identité boo xam ne sa nguur moo la ko jox dina ko reconnaître. attestation d'identité nag am na ñu koy légaliser wu ci préfecture yi, waaye nag pour def demande bi rek mën nga à la place du passeport nga ci internet lañ koy defee, wala ci poste nga dugal ko ci, yónnee ko ci, def ci copie mu dem. mbokk yi donc lii lañ leen indiloon, di leen ñaanal jàmm, di leen wax ni incha allah bëgg nañ dellu ci réew mañ dëkk muy Milan ci lu gaaw pour mën continuer émission yi, reprendre aussi le journal quotidien bu rajo defaral suñu bopp, surtout nag wax leen fi nga xam ne fa la mas bi toll. mbokk yi ñu ngi leen di nuyu, di leen ñaanal jàmm, di leen jox rendez-vous ci bés yi. jërëjëf.